kase diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerde ten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloyoɗen ha humpodire e makko est ce que on noon e warude waɗen no awa ane kore Ibrahima ma ko to woni mo Amérique ko Amérique a woni kede humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete ili nebba maaro basalle pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tu ɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode juɓe hay kaspawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴetti Google account ma joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓi yama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanay wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jan waɗen joni iya heɓa ko falaɗa waɗen kisam. Are you thinking of owning your dream homes? EGA Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259-220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Zero nil, zero defeat, sack of victory. Nangul dogal, yalay maye, making history. Yo nangul dogal, yalay maye. 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 Kuma nyeme, kan mama nyeme. Kuma sama madan ko chipa fi man. Kuma nyeme, kan mama nyeme. Kuma sama madan ko chipa fi man. Welcome to Baye Dof fi amul kenn ku wér man rapport duma yab wax naa leen dof du wér yàlla ma tàccul foog rek ma pooj def na ma champion foog rek ma noos bëgg a mel ni man pare raak benaaw bay wax bi joob may tax nga raw rapay dëkk si paj-paj toog si rajo bi kebetu nekk si télé bi mégabu faa si door di xuntu yow nangul dogal yàllay maye yow nangul dogal bur yàllay maye yow nangul dogal yàllay maye yow nangul dogal bur yàllay maye bu ma ñeme kan moo ma ñeme ku ma sama ma daan ko ci baafi man ku ma ñeme kan moo ma ñeme ku ma sama ma daan ko ci baafi man. Hello, AfriCell people. AfriCell has done it again. What is it this time? Simply use your AfriMoney account to buy credit, data, and cash power to get the chance to win up to $500,000. That is fantastic. If you don't have an AfriMoney account, now is the perfect time to get it. Call 777 to activate your AfriMoney account and increase your chances to win up to $500,000. Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
Hello and welcome to another episode of The Playlist, your favorite entertainment show right here on Kirfati. You know how we do it every Sunday. We bring you your favorite Gambian artists so you can know more about them. I have Sheriff Kamara, but he is known as Chipai all the way from Banjo. He used to be in Allied Movement, but not anymore. Let's find out from him why is that so. Chipa, yes, welcome to The Playlist. Yeah, for the very first time. So much. Demba, we were supposed to do it, but unfortunately, well, and everything. Yeah. So, mun nga explain la ñu la nekk di seetaan. Yeah. Kan mooy Chipai fu mu jógee ak tamit like nu ma waxee gaay rek si Elite Movement nga start on. But yàlla dogal seen diggante tas. Mun nga explainal ñu lan moo waral loolu. Ñu starté foofu noonu. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu Gambia yëpp. maa ngi ko doore si port bi. ba si aj bi PJ Eltu Kayna. di leen ne seen doom la seen jarbaat. seen raka Chipai. moo leen xamoon si Allied Movement Chipai moo leen xamoon si Jollof Arts. moo ñëw fii tey bi the baddest girl Tizzy. Thank you. xam nga rek so am na ñoo xamante ne comme like ñu ngi toog ak kumpa. bu nga xam Chipa ok def na fi boppam. Chipa génn na label bi. génn na movement bi. so yaa ngi toog ak kumpa boobu gisuloo Chipa binda social media gisuloo Chipa fenn waaye gis nga Chipa ngay def tingam ba tey so waaye bëgg nga xam xëy na comme dinaa génne lépp lu ne sa main xam nga loo toogee yëpp tey alright so sali so Chipa lan la rapper la ndax singer la non Chipa yi rapper la ok yeah but Chipa fan nga jógee si Banjul yeah Chipa yi maa ngi juddoo Banjul fu ñoo eeroo Donkona Street maa ngi juddoo Banjul eeroo Banjul magee Banjul ba tey dëkka Banjul di rep Banjul 100 ñu introduce fi benn brand bu ñoo ooyee Banjul laa dëkka those days and then Chipa nekk koo xamante ne ndaw la doore music in 2011 laa door music am ko doon fayee sa laay mun a wax because of during high school days xëy na soo bëggee si now mun naa la amee a tip how Elite Movement started tell me yeah Elite Movement dafa nekkoon groupe boo xam ne like Gambia Highland doore in 2011 dañ jëloon musique bi di ko foyee ñu ne ok waaye nag suñu day graduation ñu dem def benn single boo xamante ne comme dañoo ñëw ñu présent ko suñu day graduation bi comme ñu make loo xamante ne musu fee am xam nga fa because Elite Movement since bu mu dooree soo bàyyi xel naa la wax a little bit ni starté dañ dee initiative with loo xamante ne lu mu suta am so ñu ne ok baa ñu dem studio ñu record bu ñoo dem studio record si diggante bi suñu benn teacher ku ñu ooyee Mr. Wally foog naa I think you know him yeah I know Mr. Wally because Gambia Highland graduate si benn géeta gi la so 2011 bi and then ñu dem record yi Mawuji shout to him mooy the first person koo xam ne moo njëkk a record Elite Movement bi ñun boy so ñu dem record song bi boole si Mr. Wally sin teacher bi and then sin day graduation ñun sa expect ne woon comme song bi na doon dem viral na doon make wave nii si town bi so bu nekkee de song bi ñu ngi ko seen through Bluetooth but that time comme like da ngaa gis ne social media bi people bi nekkul dafa nekk loo xam ne den aware comme noonu waaye ñu gis seen school bi si vuu bi fuñ toog gis nit ñi di ko play I wonder waaw fan la ñu dee amee song si ku ñëw play ñi seen ruggen cuuni fu bu ring time boobu 2011 ñun la so song bi dem viral ba sin day graduation bi sin time exam bi day graduation bi so ñu on stage so everybody so capee hit crowd bi boy te jàng ba bari everybody was like yëpp a ngi saay because of musuloo perform on stage ñu musuñu laa xamee artiste nga ñëw war a jump on the stage xam nga so buñ performé boy school bi yëpp ñëw boy fekk si kaw stage bi boy and then dañu doon protect di ñu gaat comme like ma mënu ma understand boy that day suma star bi sa ji mun sta am loolu si life am boy xam nga fa ma wee ma laa wax lu sick so xam nga fa ma wee so ñu perform song bi war a wàcca principal bi ooyaa ñu mu den ñoo performat ñu perform wàcca gars ooyaa ñu bay perform leen song bi ay 6 times si kaw stage bi you got to be kidding me yeah of course trust me dañ ko perform and then lu gën a def mooy school bi everybody was crying parents yu fa ñëwoon students yi teachers yi principal ñëpp a doon joy boy because it's sad because Mr. Wally was an icon and he has been an amazing teacher, an amazing mentor to so many students. So obviously nit ñi dañoo feel emotional for his demise. Yeah, of course. So nii la fa demee so legend la woon so after that da ngaa gis ne that day after bu ñu release some graduation bi after school bi dañu oo principal ak admin bi yëm nañu ok like if you guys want to do music so ñu mën na leen back guys total ñu suñu song bi Gambia High on that day graduation bi Mediamatic sax si boppam ne mujjee alaat ñu gars ñëw seen bagage ñu shoot that day song bi ak everything after graduation bi so da ngaa gis song bi dem school bi ngeen ko shooté shoot nañ ko si school bi yeah of course si school bi day graduation after graduation leen shoot everything Mediamatic gars ñëw xam nga ñu shoot bagage yi bem nice bi so da ngaa gis ne after from there song bi dem viral so noonu leen formé as a crew moo isi Elite Crew Elite Crew la woon so ñu dem ok léegi ñu ne léegi dañoo ñëw set up management ak everything ñu am seen so are you telling me everyone in the Elite Movement was a student of Gambia High? Yes, of course. Okay, that's great. So
except our manager David Jeng, he was in Methodist Academy. So ma moo ñëw from there mu ne ok so ñu elite movement ñuy grind elite crew so ba yàlla def ñu am benn song boo xamante dafa dem viral mooy dox di lox bi ngay dox di lox I think they in feature Ojilo or Ojilo yeah and then ma amaat beneen song ak Dave Ndaw yaa ma woo ma di la woo kaay fii ndaw bu gisul boy mi dana weet xam nga mbëggeel métti na ndeysaan boy Sali yow sa voice yi dafa nice oh my god yow da nga war a ñëw yow da nga war a ñëw si bagage yi boy Sali mi nga am talent toogaa moom so am nga fa ma so David ñëw ñu change ko to movement elite so song si yëpp dem viral boy so everybody was like boy Banjul léegi am nañ artiste Banjul am nañ artiste boy coow bi jóg si town bi waaye xam nga ñu doon ay ndaw that hype mënuñ koo antan because of like yaa ngi just dugga booyee maire cepey artistes yi ñoom la hype bi boy fu mu ne ni mënuñoo understand waaye doon te still like ñu ngi koo manage di dem moom soxa moom in 2015 ñu amoon a hit money amount boo xam ne comme like mën nañ ñoo dem job mixtape elite bi because of ñu ngi ko fa tegoon ba those days council bi xaloon nañoo jàppale tuuti ñu ne ok léegi dañoo jël baax bi ñu def ko comme rythme soo te rythme boo xam ne dañoo Banjul leen artistes yi yëpp tuddee ko capital rythme capital bi xam naa sa musuloo koo dégga very nice rythme déglu naa ko because those days maa ngi doon job ak Soul Sound Capital FM how long was that was in 2013 14 15 if it's 15 time boobu noonu maa ngi woon Capital FM yeah because the launching was in 2015 15 la woon yeah okay 15 la woon launching bi okay because nga Soul waa Banjul te they support waa Banjul of course yeah so waaw noonu la fa demee rythme bi so ñu ne ok why not we come up with the rhythm noonu la ñuy invite Banjul leen artistes yi yëpp ñoo xamante ne suñu nekkoon si rhythm bi ok noonu la fa Utu 50 ñëw tam 50 mu fa woon teg na fa Sambu Suso teg na fa you name them and them they all Banjul leen so ñu jël rhythm bi di ko pousse waaye despite all after bu ñu demee ba si kanam after the launching yàlla def ma get sick because of after da ngaa gis ne comme promotion bi yëpp maa sama boy bi ñoo ko doon def sama partner bi after bu ñu demee da ngaa gis ne comme after ñu bëri dem backup Maha MS bi dafa split dafa ñëw mu ne moom dafa def fi boppam dem solo artist Maha MSB was part of Elite Movement yeah of course so thank you very much because Maha dafa dem on his own what happened comme lan moo split Elite Movement waaw ok comme crew ñun ñëpp xam nañ Gambia crew du fi dee yàgga te crew soo bàyyil Gambien bi comme majority of Gambians they listen to vocalists comme soo nekkee si crew ngeen nekk si crew kii di rap kii di taasu kii di def lii they listen to the vocalists they don't listen to lyrics they don't listen to anything but vocal ku yuuxu di def xam nga fay so after yow soo demee ba nga xamante ne comme like yow dañ dee dem bi stage boo xamante ne pour yow dañ dee foog ne yaa dee yóbbu crew bi yow because yow attention dañ dee foog ne yow la because of yow ñun dañoo rap wala ñu lifin yow ngay woy so soo demee ba nga tamee xamante ne comme like pour yow feel nga ne yow like affaire yow la xaaral ma dem ber wala nit ñi toog la ni la boy yow la so nga dem rek wekkee ku dem so noonu laa demee Maha jotee wuñ dara ok so Maha moo nekkoon vocaliste bi Maha mooy woon vocaliste moo def ndaw moom crew bi ñun Sophie Silla la woon Sevex Hansen Woodis Maha MSB Soro G Foreman and then foog naa ñun 6 la woon ok so after cepe bi moom yàlla gars yi damoo dafa quit music bi dafa bàyyi so mu des ñu boy so ñu ko suñu benn boy bi dafa dem through the way moom mu dem so da ngaa gis ne mu des ñun foo Maha MS bi moom mu dem def yi fi tingam loolu la demoon launch benn Atlantic alliance benn lifinam mix bi xam determination waaw determination launching bi so noonu la defee fi boppam mu léegi da ngaa si after elite bi mu nekk loo xamante ne comme wax bi dafa bari trop boy def nañ ni xaajaalo bi am na Maha dem na ba beew ber yi fi boppam def ndaw tamit toog at the end of the day ñu toog mu ne dafa joba Sol Sow so da ngaa gis ne after mu des maa suma boy bi rek so we were like boy so maa yoo fi des si beneen boy bi tukki na and then ñii dem leen ba nga xamante ne comme like jotewuñu ñoom dara ñoom dem leen def seen yi fi boppa so why not boy ñu goto ko boy yàlla ko baax la yàlla fexewul la moo fay te comme like ku ñaaxa njëriñu ñu ne ko ok boy noonu leen nekk di struggle boy di struggle dinañ dem ñu ngi siga rek boy ba yàlla def si diggante bi like ñu am benn hit track boom mooy buñ defa Sambu Suso bul dem bi foog naa everyday people bi dañ ko dee seetaan Elite Movement fi Sambu Suso so yàlla def boy at the end of the day boy people bi xam ne ok kon lii lu war a nekk la so noonu leen fa nekk di ko maintain Elite am ngeen support from waa Banjul of course because soo bàyyi xel like Elite Movement yàlla dafa xam nga yàlla mbiram ok Maha def na yi fi boppam ma na mu ngay def yi fi boppam def ndaw mu ngay def yi fi boppam Elite Movement
so comme like so by last year every Banjulian artist am na show wala ok ñu dañu understand by the label Jollof Arts elay ñu after bu ñu diggee asin clip bi Sambu Suso suñu song wala viral so daf ñu pour ñu job elite movement because of xam na ne ñi am nañ talent bi mun nañ koo def dafa am liñ soxla ku leen jàppale mu ooñu si label am Jollof Arts ñu job ok bu mu fa demee booy foog naa Martinique was there City Stars and Yamagana ku si nekk am na show elite movement am na show te soo bàyyi xel Sambu Suso and all the artists like Aida Asli Cham Barbecue all of them ñu woo si label bi ak ñanco si boppam booy ñëpp am nañ show booy suñu show bi was the most successful event wow elite movement out of all the concert with Jollof Arts amoon yëpp suñu show bi was the most successful Atlantic Hotel okay and was the soo bàyyi xel like mooy woon the most expensive tickets advance tickets was $200 advance tickets yi jeex na balaa show bi Atlantic dafa fees nit ñi amuñ fi ñu toog wow and trust me guess what was live band performance 2 days lañ train si band bi so are you telling me elite movement is the darling of Banjul of course because of like boy du ma ne Banjul nekk ne fa pour Banjulers every Banjul artist waaye man laa wax comme yàlla comme nu ma la ko waxee la rek ñun dini ay yeppat waaye dafa nekk loo xamante ne yàlla ñun dañ ko fa xaar sali you understand ñun dañ ko fa yàggaa ñun elite movement jël na seen own xaalis invest ko si waa Banjul artist kese riidim boo xamante ne suñu delloon ci bi war a jot booy ñu doon pousse booy few artist ngay oote pour ñu doon jël because of still now dégg la ni soo la nekk si competition ku nekk yéen neen di ngeen bugg a di ngeen mën a pretend but bépp yéen ku nekk dafa bëgg a jàlla woon moromam moo fa nekk before ñuy ñëw lu tax ngeen split at Jollof Arts because wax nga ne oo nañ leen foofu noonu and out of all the rest seen show bi was the most successful ñu let's delve into that a little bit before ñuy ñëw suma next question bi before ñuy laal loolu sax Banjul la fa nekk capital bi rumor has it ne ñu ne waa Banjul yi munuñ dara si music loolu moo tax industry bi boy combo yi ñoo ko lakop because waa Banjul yi yapat leen xam nga yooyu comme noise bi daal of course how does that make you feel do you think it's true no that's not true that is not true kon la moo tax hype bi noise bi nekk comme ok comme dinaa la wax leen a little bit comme lu ndaw suñu waxantee dëgg rek comme affaire yi dafa yaatu gars yi ubbiwuñ boode si comme industrie bi dëgg la mu ngi woon Banjul la bés ku bëggoon a feeñ ñu ñëpp xam ne jaruma explain li woon démba ñëpp xam ne ne yëpp Banjul la woon dëgg la Banjul leen bi ñu ëpp nal ko ñëpp ku si ñëw bokka jamono di dem those days xam ne masla bi ñoo fi nekkoon ay yenn groupe ñu neem dem jamono di dem affaire yi muufaat to BK City bu muufee BK gaa amee ko and you understand BK di fooyee game bi amee ko affaire yi turn back to Bricks Bricks bu mu ñëwee mun naa roteetaat to Bruce bi nga déggaat musique bi duy taxaw you understand Banjul those days soo bàyyi xel bi yëpp musique bi moo ko amee woon waaye gis nga leena mooy woon ting bi Banjulien bi ñoom bu ñu ñëwee dañ ubbi boode bi wane ne lii du mbiri Gambian ting la ñoom nag dañ ñëw at the end of the day because soo bàyyi xel sali comme like there was like du ma wax fen sax comme there was a time ma text naa jeere sax time show bi ma ne ko boy bëggoon na ñoo pass by sa show bi and everything and after from there waaye gis naa sama message boo respond ma boo suma style despite all and then estis des show sax ñun doon try pour like man doon am na kenn mooy ku ko gën a waa Bricks la by the name Mola Kambi and then Badara and all that Badara Pulo sa si boppam kum demalo si baro text naa ko ne ko boy elay dem bëggoon a dem rek jam si show bi xam nga and all that mu ne ma ok dinaa get back to you so from there déggaatuma dara xam nga fu may comme mu nekk loo xamante ne comme joxu ñëw amul toon benn access boo xamante ne comme dina fa dem showcase wane seen talent because radio station si all the presenters like du ma ne DJ si they are biased but comme dafa am benn rapport bu ñu bëgg ñoom seetuñ foo xool ak sa struggle non bon ñun damaa gis ne comme like am na artistes yu gaa di play si media bi yu bëri ñu ñoo leen ëpp talent suñu song si fu ñu ko play soo leen dégloo di nga xam ne song si di benn so how does this make you feel as a Gambian artist nga nekk si aar bi sa moromi Gambian artist yi dañoo am event nga oolee ne da nga bëgg a ñëw pass by they don't even respond to you do you feel disrespected yeah xam nga tamit leena tamit du ma blame guy because no I don't feel disrespect because of like maybe ku ne sa ñoom am na seen plan before they have their plan before na ñun tamit time bu may step in was late understand nga time ba pare and then
loolu was late but man laa bëgg a tegal ne comme musique Banjul si boppam lu tax mu dee mooy léegi younger generation buy grow Banjul they are not supportive doo yu soxor ñoo nekk Banjul waaw yéen waa Banjul yéen a ngay déglu ñu ne ngeen da ngeen soxor bàyyi leen loolu nag comme doo yu grow doo yu ñëw they are not supportive ok comme for example like sin show bi kaay fii concert bi mooy show bu ma la wax nii mooy bi Jollof Art bu ñu defaa ñoom one of the most successful concert imagine ñu ngi def show Banjul ñetti show moo fa amoon te ndoo yooyu suma boy yi dañ demoon si ñoom wax la ne pour ñu cancel seen show yi ñoom ñu ne diñ cancel ñoom because of xam ne ne waa Banjulians dindee déglu dindee follow waa Banjul musicians ñoom day doon respect waa Banjul so mu nekk loo xam bu ma ko déggee instant bëggoon naa dem si ñoom wax la ne ma ne da leen bàyyi bi after seen show ñun ñoo play leen free seen show after waaye bu ma déggee loolu after dama gis ne ñu ngee disrespect after dem si gisuma boppa ma wax leen ne man jaay bakken fii laay xam ne ok ma wax ne billaahi walaay talaay ma ne show bi comme su nekkul damaa bàyyi musique for the rest of my life boy c'est-à-dire mu nekk loo xamante ne weeri koor la woon ma ko musa faate June 8 first Sunday of Korité maa ngi or 2000 ñaata last year okay maa ngi or boy imaginal boy radio ne ko di play gam music because of weeri koor la promotion baa ngi overflow so lan leen war a def léegi pour jaay seen show bi and then dooy am na ñu bëgg fii am ñu bëgg ñaar ñetti show te dooy dañ ne ñoom din backup waaye at the end of the day seen show bi dafa fees del ba July tamit dañ organise show live band Banjul Jubilation mu feesaat del time boobu yëpp yaa ngi woon in partner with sa suma boy bi Elite Movement okay yeah Jollof Art then dañ def show on the 8 June less than 1 month ñu feesalaat ñaari venue Banjul lu mu suta am te yëpp with live band performance so mu nekk loo xamante ne comme yaa ma doon laaj leen question bu important why Banjul music bi mu dee comme génération bu nekk di ñëw Banjul leena support ba pare leena Black Links ñoom ñu amee musique yi Banjul Gambia bi comme soo bàyyi xel man dama xamul li xew wala lan leen waa Banjul def because of ñoom waagaan ak everybody xam neen about Elite Movement ñoom they are promoters da ngeen dee perform open mic na last year bala ma doon bàyyi de label am na lu happen because of suma boy bi ñu dem war a dem Sénégal consul bi andaa dem gars yi war a dem play benn show suma boy bi waaw xam nga nu fa demee daal at the end of the day with the label ma mun a demut so moom kenn mënumaa dem so si la ma teg si next day bi ne ma boy CEO bi mu ne dem war a dem performer open mic ak Sambu si sow xam nga fa so ma ne ko comme open mic comme nag mu ne ma dem war a dem play si rehearse si live band bi ma ne ko man I don't go for that man dew ma pour open mic anyway because open mic boo xamante ne man xam nga nu mu fa demee toog rek nga ne ma de war a dem training band war a dem gisuma si tur si poster gisuma benn paper buñ say ma ne ko man dew ma waaye play un open mic on that day waaye soo bàyyi xel ñun open mic dañ war a na toog sign contract like any other artist because of ñun dañ fi def loo xamante ne comme like lu fi benn Banjul def benn Banjul leen deful lu fi benn lu bëri riyaa nga gis upcoming artist bu ko def feesal show less than 2 months less than 1 month Banjul ba pare open mic live band la ñu live band nañ play toj Banjul foog nga ne ñun si on the 8 June si feesal soo àlla ji defal loo xamante ne comme mu jaral la ko ndax du gëm nga ne next day bi next time di nga ñëw so lan moo tax musique Banjul ban tey mënut a penetrate although Gambian music si boppam it's struggling to penetrate international understand nga but lan moo tax Banjul musique Banjul it's kind of difficult pour waa Kombo enu waa Banjul comme naka lañ enoo Brikama Jizzle Bakaw you know like what is happening to boys yi nekk Banjul di def music like I said the other time yëpp Banjul la feebar bi yëpp Banjul la waa Banjul yëpp ñoom ñoo mel ni waa Banjul benn comme am na but do you think ni ne tamit are you guys really doing li tax ba waa Banjul war leen support recently gis nga song bu ma génnee ndogal vidéo bi dafa dem viral aduna bi ñëpp di ko waantoo song bi ba tey every day maa ngi am response boy every day so song bi waa Banjul amul dara dañoo play comme si fu ñoo play yeneen waa Kombo dañu faa play dañoo play si all the media platforms comme in terms of comme media radio stations TV la mean but at the end of the day comme nu ma ko waxee waa Banjul dafa dija gëmul lu moom te na la ma benn secret waa Banjul gëmul lu moom comme nga nekk Banjulen ba nekk Banjulen non gëmul lu moom mos ngaa gis comme Banjulen as a youth man comme mu mel ni man nga gis ko xamante ne dafa jeeku ñëpp di ko cootoo ko xamante ne youth la very rare nga gis ko fa waa Banjul foog naa moom mu criticize nit demote nit rek ko ba mu dee pak moo gën a yomba dal mu égal la Ñang Njaay bu yàggut nii ñu wax si loolu mu ngi def non kooku moom dafa yóbbaate kooku bisam dafa yóbbaate bañu mooy comme lay Ñang Njaay sax I don't encourage him xam nga affaire dafa am lu mu dooree xam nga comme lay
ñun Banjul boy man lu nekk suma xol bi billahi dafa bari su ma ko fi waree tuur rek yeah because li ma bëggoon a wax sa moo nekk yaa ngi wax ne waa Banjul ñu criticiser ante loolu moo gën so léegi nga am ki nga xam ne waa Banjul la si boppam Nyang Jaye mu ñëw di wax jikko waa Banjul do you think that it's true comme do you think he deserve what he got according to what they say Nyang Jaye dafa saaga you don't go to media nga insult sin imam insult the elders of our Banjul even though su fekkoon ne daf ko generalize mu mention tour man su ma toogee fi sax dina waa Banjul comme den soor comme ci generation bu ñëw comme minuma ñëpp understand nga minuma comme every Banjulien because suñ show bi ñu fa ñëw soo bàyyi xel tadde majority ñu fa ñëwoon mooy danga ko bàyyi suñ generation bi comme ñoom seen boppa ñoo demoon book ay halls ay venue ne dañoo def show pour fight against ñun soo bàyyi ñun suñ show bi lu fa ñëwoon yëpp ay borom jabarel ay mag leen soo bàyyi xel tadde nga gis venue bi sax ak that place bi nu meloon di nga xam ne fii ay mag ñoo fi ñu nekk ay kilifa understand nga waaye Nyang Jaye bosam is different Nyang Jaye dafa ñëw saaga Banjul yëpp waaye du ma blame Nyang Jaye because of tey waa Banjul ba tey still now comme ni ma la ko waxee unity bi dafa des Banjul dafa des unity bi dafa des wax baabaa day bari rek waaye comme nongo Banjul bu nekkoon Banjul nekkatu fa moo waral lii yëpp génération bu ñu ñëw nii comme ndooyi they are not aware of anything ñoom lu nekk mu ngi cool ak ñoom xam nga fay so da ngaa gis ne comme Nyang Jaye si boppam dama ko gisee comme recently last election bi can you imagine this journalist president ex-president dafa saaga baa Banjul ok Babili si boppam moo saaga waa Banjul si moom la doore bu mu fa jógee tamit mayoral election bi man suma noppa maa déglu Panderi journalist mu ne Banjul is full of illiterates amul nu mu waxut waa Banjul open mic bi wax ubbi mic bi wax lu ko ne Mike Jada recently artist ñëw wax Banjul lu ko ne Jalla dem Nyang Jaye make video buga Jalla Banjul bo Jalla Banjul lu leen ne te still na waa Banjul are watching comme Nyang Jaye gëm nga ne ndax moom dina tiim Brikama di ko foyee ndax loolu wala Mike Jada lu mu doon wax na ko wax waa Brikama la moo tax ba gars yi foog nga ne nekkuñ di ko wax waa Brikama di ko wax waa Banjul doo ko foyee because of unity bu nekk Brikama ak support bu gaay am ak ñu mi dem nu gaay mel doo leen xas booy doo leen saaga sin la fa fekkee rek am nga problème ba pare doo ko café because of xam nga ne fu mu ne nii unity boobu yow sa bopp sa xel du la ko demee. so unity bi moo affect musicians su nekk biir Banjul. waaw Banjul te naa la wax leen sax even though feebar bi sax dafa nekk between artists pretend baa fa bari rek. yéen artistes yi last time amoon naa fii Mad Snake yow nga ne dang dee rap moom mi ne moom moo poñe musique Banjul bi moom mooy Mad Snake moo ko control. how is your relationship with Mad. ak loolu na xam ko gisee lu mu wax noonu. Mad suma brother la bokk nañ si vous exotique. benn vous ñoo bokk groupe chat den de dajee tamit place ma tamit so bi weeri koor boobu every time den daan dallu ximal ko ataaya mu jóg fe amul place ma jóg toog he's like a brother to me foog naa balaa mu doon ñëw recently rek suma vidéo bi mu ma see gën a advice di ma wax ne boy this is viral naa ko pousse xam nga fay comme he's a brother to me waaye dafa am leena loo xamante ne comme man ku ma xam Elite Movement bi comme ñun dafa am man li ma yoree man I think man du ma dee nag very rare nga gis ma media may binda wala defe nii ba pare man am na used to that comme may lii non man dafa am leena man ma siga di job rek man dafa am lu ma war man lu ma war a def du ma toog comme like ma ne ma may lii people bi si boppam ñoom tiisi ñoo war a toog ne ma ok yow ñoo ma war a jox crown bi xam nga fa ma based on si sa liggéey li ma liggéey est su ko neexoon tey Mike Jada su toogee mu claim mu ne moom mooy yàlla yi mooy king bi ok tey soo na séeraale tey nga jël attaque mu gën a ndaw teg ko jël ci suul teg ko jël ST teg ko ok nga ne da ngaa joxe title soo joxee title ndax king dafa des king dafa des te ST still na mu ngi grind mosuloo dégg mu ne la may lii gisul so affaire bi daal du wax liggéey la non affaire yi job la te ñun gis nañ ko affaire yi may Jada toog may king may lii te at the end of the attaque mu gën a ndaw mu ngi feesal stade so do you believe na boy comme boy ñoo daaxa boy Banjul yi woy non ba daaxuñu woy daaxuñu si benn woy daaxuñu solun daaxuñu woy loolu si 100% daaxuñu dara gën a ñoo baat gën a ñoo intelligent because of like amul dara li ñu ëppale waaye xorom si ëppal ni ñu dara si moom laa la wax du si swag bi du si dara waaye leena daal mun naa la ko wax like supportive bi unity bi gaa ñu ko ëppa ok loolu so loolu moo leen nekk di affect right now daf ñu nekk di ëppa ba pare comme like comme ñun suñ boy comme dafa nekk la masla bi dafa ëppa trop waaw comme loolu mooy different ba pare Banjul lu ko nekk di affect mooy soo bàyyi xel Banjul le many things dafa laak Banjul amul rajo amul télé soo fi buggee def loo bugg a def studio yi amul Banjul yëpp combat bi nga ko defee so at the end of the day boy Banjul lu fa des garaaw na daal whole capital so amul dara ñu delluwaat si Jollof Arts nga nekkoon foofu noonu doon job ak Soul
mu nekk moom tamit waa Banjul yaa ngi wax support dafa des after nga ñëw génn Jollof Arts lan moo la génnee Jollof Arts. Jollof Arts lu tax ma génn Jollof Arts. comme like leena la rek du dara jotewuma Sol Sow dara. Jollof Arts label la nekk na fa for 2 years bu ma fa nekk. 3 songs laa joba Jollof Arts. Dagu Sil It Could Be Nice. Dagu Sil It Could Be Nice ak Kayfi bi. Kayfi bi moom laa defoon mooy yaama boobu leen change to Kayfi. Kayfi bi suma song la woon maa def ndew. Dagu Sil bu label bi job maa Sora Jifo la woon. Elite Movement song Elite la. It Could Be Nice suma boy bi moo ko doon job bi moom kee na Sora suma boy bi. fekk just in time label bi endorse ñu. mu yóbbu fa project bi ñu continuer. so meaning ne label bi. comme like amul benn project boo xamante ne si ñun buñ defaa gaay. nañ ko wax rek te dee. xam nga fu ma waxee so buñ demee ñu am show ak everything ñu dem ñun suñu bopp personally as an artist. can you imagine ñun ñoo yóbbu invitation. pour muy leer ñoo tey posta. osas ñu nekkoon si mu dem. maa leen isi. suñu fan base bi. loo xalaat si show bi. ñoo ko def te yéen a ngi si label. te ñu si label. does that make sense? doesn't make any sense. te like ma xalaat ne bu ma toogee at the end of the day te 60-40 la percentages. baxa bi bu mu ñëwee kan moo am 60 kan moo am 40. label bi moom 60 ñoo moom 40. so yéen ak despite everything you did indi ushers indi everything gaay jël 60 yéen ngeen jël 40. ñoom te 60-40 bi they will remove all their expenditures. lu fa des the plans mooy 60-40 si yow. ñaata nga expect nga defal te yun suñu boppa comme tamit ñoo dem joxe seen own invitations to our own people. like let's roughly call out numbers like how much would you say ngeen dee make si a night si show. ñun suñu show bi comme like man personnel rek. foog naa jaay naa ñaata tickets mënu ma ko recall. daf dem na egg ay 100,000 round the end 70 50. now of course. Tickets rek luñ jaay dafa bari invitations like because of lu ñëw rek ñu soobi looy of course war na agay 100 grand plus dafa am lu bari comme ma la ko wax dinaa ko fi sotti comme waa Banjul yam ñu xam waa Banjul seen numéro bi Banjul yam fii la Banjul artiste ni moo dundee pour ñu xam ñun Gambian bi comme like cheaper lu mu nekk di struggle is real but ñun suñ show bi then create all the platforms ñu ñëw imaginal suñ console yi ñu jox leen comme like VIP bi comme jënduloo ticket ñu ñëw defa everything but guess what ñu sindee show bi dem present empty envelope boo xamante ne xamuñ nu mu fa demee comme once in fancy everybody ne council bi for example I'm not here for politics I'm not here for to demote waaye fancy gis nañ ne comme la ñu ñoo jox envelope ñu ne council bi business yi ñoo ko present by Rohey Malick Lowe mayoress bi xëy na su fekkee xam na lu nekk di dem turu wala xamu ko ne enveloppe bi daf ñu ko jox pour suñu show bi waaye that empty envelope loolu was empty envelope. Understand what? Getting in the envelope from Rohey Malick Lowe, mayoress of Banjul. Yeah. Envelope bi xaalis nekk fa woon. dara nekk fa. And how is that possible? Envelope bi kayit kese la. Anyway like Sol Sow was there. Sol Sow was there. Sol Sow moom laa gaay présent bagage yi. moom moo ko demoon jëndi. Sorry, I don't mean to laugh. This is very funny. No, of course. Boy, xam nga comme like naa la woon leen and then people be boy everybody was like cheaper. yaa ngi baax boy yow fu mu ne nii boy yow kay jox ma dara boy yow sa feesal ngi boy empty enveloppe bu rëy boobu boy yemu rëy boobu boy tay elaj bi yéen a ngi baax boy Atlantique feesal ngeen ko boy yéen a ngi baax ko ku la war na may du la may ku la war a suma broda bu nekk ba jaama def ma ko dem so tay yaa ngi baax de so bi gis naa ko tay enveloppe bi suma ga yow tay fu mu ne nii boy yow toppatool mer bi ak gaay nga dem show bi pere nga xooti enveloppe. affaire yi daf ma naxaari sax ba nga xamante ne demoon naa ba def stairs pour woon fan si yëpp ne ak léegi nag dem ngeen si Rohey Malick. of course ngeen explainal ko. Rohey Malick Lowe si boppam can you imagine ban disrespect your own Banjulian fellow artists yow man I'm not here for politics opposition beeg dara man waxuma si politics but su ñëwee in terms of reality comme it's that time like people to know what is going on dem ma si benn media di binda comme bi ma nekkee maa ngi soog a ñëw slow maa ngi am interview boo xamante ne comme like with you bi mooy for first time am nga fa may doo dégg la comme dama bëgg a people xam lu doon dem turu ak Elite Movement yan difficulties lañ nekkoon ak artistes yi Banjul yan difficulties lañ jaar ak si lañ nekka imaginal can you imagine Rohey Malick Lowe bu mu déggee loolu si boppam balaa loolu di happen ñun suñ député mayor bi maa dem def follow up di def follow up ba ñu ma ko ma ngaaña waaye dama bëgg a wax the reality people be to know what is going on I'm not here to criticize nobody
kan moo la disrespect Rohey Malick si boppam moo leen disrespect. of course moo disrespect because things nu fa demee mooy. after from there ñu doon dem si suñu député maire bi. moom can you imagine ñu as an artist man maa day dem di def flow. na maa nekk school. because of ok man I'm still a student of GTHI. def naa sama first level bi. 1 2 maa ngay dem def certificate. damaa bàyyi sama school dem pour make a flow up. Imaginal man te maa si level ak everything. How recent is this? That was last year. xam nga maa ngi dem school at the end di ñëw bàyyi suma lessons di ñëw si business di make a flow up ak maa boy dañoo toog si bunta bi waaye imaginal suma callee député maire de pick ñun suñu artiste instead of gars call ñu non ñun ñoo nekk di def flow up after suñu doon callee duñ dem so there was a time ñu dem si secteur bi ne dem bëgg a gis maire bi moom mu ne ñu dem binda lettre ne dañ ko bëgg a gis ñu ne ko non this is like dafa nekk la this is serious so man balaa maa ne ma ne leen soo leen moytu dinaa ko post to all social media mu dem viral so balaa nit di ma ngaaña foog ne mbiri criticism wala something else ma dem ba imaginal on that day dama amul fu ma demul si koo xamante ne comme dafa bokk si campaign team am bi ba si advice am bi su fekkee but don't you think ne tamit waaw regardless of ñi nga xam noonu yëpp everybody in the campaign team or anyone this is not a crew or it's not a friend ngasuki or kile, it's an organization. So before you talk to the mayoress, you have to write a letter where she's going to look at it and then respond to you to come back rather than just like a hood where you can just come and say the mabuga is teasy and they say mungini udugal sibuntami. Don't you think that tamit lolu tamit contributed to the fact that she felt like, you know, this is not a voo where somebody can just come in, you have to write letters. It's like a whole process. Lewani is a point. But can you Hamana Lena like we are not dealing like with small people. The one who presented the envelope was the deputy mayor. Next after the mayor is one. And then councillor, majority of the councillors knew for one. Ñun loolu ñu ñoo ko war a def. ñoom ñoo war a def ne ñu present an empty envelope because on your behalf. balaa ñu call ñu ñëw. ñun loolu ñoom ñoo ko war a def. ñun dem nañ si council bi pour gis mayor. Understand ma when you say present an empty envelope. c'est pour muy leer xam nga enveloppe. xam naa enveloppe xam nga A3 enveloppe yi. waaw ñu mag yi yëlu fi nii. waaw empty enveloppe empty. waaw ñëw téye nataalu. président ne waaw mais leen. comme moo nekk enveloppe yi ñu def si box noonu. enveloppe bi brown yoo gis yu gaa dee def sooy dem apply A3 sooy dem apply leetar. enveloppe boo ko dee waaw enveloppe yi ponkal yu brown yi ponkal moom laa bëgg a expliquer pour nga xam. moo ñëw empty. empty enveloppe. so ana lu nekk si biir lan lañ fa bind lettre moo fa nekk check la oo. su ma la waxee gis naa enveloppe bi doo ma gëm xaw ma dara lu fa nekk. mënuma la ko wax ba tey xaw ma tus. So who would you blame? Who would you say is responsible for the fact that there was no money inside the envelope? Okay, lii ma want the things ma doon bëgg a xam because of balaa ma doon dem social media di wax di make a flop. Okay. moo tax ma doon dem. di dig out fu nekk di bëgg a xam. because su ma la cokkaasee tey ne la ma ne waxal ma saa waaji lii moo xapunde maa ngi dem viral. yow di nga bëgg a lijjanti bi xam. maa ngi gas fu nekk pour bëgg a xam affaire yi fan la. ok comme like. yow c'est vrai pas ñoom ñuy déglu ñoom ñu mun a jàppale but soo bàyyi xel I was in a label. tout cancel ñoom bu gaa defee loolu at the end of the day ñoo ñu war a feedback. wax ñu ok kaa leen nga jël seen xaalis nangam. but at the end of the day ñoom du ñu bàyyi blind yi. fans yëpp xam what is going on at the end of the day ñun gisuñ dara waaye bëggoon naa ko. don't you think that tamit it was the responsibility of the label comme si label bi ngeen waroon a dem ñoom ñu doon def follow up bi. because label bi ñoo leen présent xaalis boobu noonu. te yéen gisuñ yow la wax is a point dem leen si label bi. what I did was like after calling the CEO moom he was like ok ñoom soo bàyyi xel ñoom after politique dafa daw. donc moom dafa am mbur bu mu ngemba maire bi taxaw. te moom comme doon ngemba was opposed to the mayoress. moom he was like even though suñu xaalis bi suñu ko joxee. moom ñu jël. moom bugg si dara. so mi ne ko moom seet na si. so at the end of the day can you imagine dam ko doon feedback su ma fa demee si council ne ko tey de mën naa lii ak lii moo happen so man do still now solution o ama benn boor xam nga fa. so you didn't get solution from the mayoress. You didn't get mayoress bi what she did was like. so how did she disrespect you. ok moom bu ñu demee ñun ñëpp bu ñu demee after booy bu ñu demee si secteur bi ne da nga ko bëgg a gis. moom bu ko secteur bi waaye xam nga naka la fa demee si next day bi secteur bi daf ma call ne ma ciipa yi ma ne ko waaw mu ne ma ne baala ma du sàngalo mayoress bi ne la bëgg a gis ka ñu imagine that day tamit ñu dem bàyyi suma school collecteur booy yëpp ñu demee taxaw fa from suba ba 1 o'clock ba ñoo noonu la tout nekk la mayoress bi nekk fa mu ne ñu ba saa yi nekk fa booy dem leen ba si next day bi still na ma am patient because su ma demee daa ñu dem dafa nekk nga xam dañ dee jaxase ñu ne leen
politicien bi daf laa dee jaxase ak sa own people. waaw so still now maa ngi daal xaalis boobu fan la ma yóbbu man council musuma defal dara man wax naa la ko sali man am working am earning man am naa suma own brother ñu ma defal mun naa defal suma boppa doom bu góor laa depend ma si nobody waaye tamit bëggoon naa xam lan pour ëllëgata because of lii dafa yomba trop te ñun weer so would Gambia you say na the letter you didn't wrote moo tax ba gisuloo ko binduma letter sax ñun after dañ dem si secteur bi wax ko ne dañ bëgg a gis mayoress bi mu call ñu another day mu call suma beneen boy bi gars yi dem by that time maa ngi woon si exam la to be honest mu jëw ma ko make on the day waaye su ma demee xam naa everything suma boy bi wax na ma bu mu fa demee suma boy dafa ne boy man su ma xamoon dama leen si mayoress bi office am mu ne ma ne ko nu fa demee mu ne ma boy saa daf ñu over disrespect amul lu mu ñu waxut ba pare daaxuñu si office am mu ne ko like how mu ne ma ne comme moom dafa ne moom dafa am own artiste am moom have nothing to do comme seen problème ak moo ñoom sool xam nga li seen problème have nothing to do with mayoress bi si boppam dafa am artiste am afa own artiste am but that time moom because of like okay those days artiste am bi am naa City Stars Martinique because of ñoom ñu ngi woon si label bi after from there ñoom bu ñu quitté bu gaay quitté label bi ñoom tamit council bi moo leen bàkk so mel ne léegi affaire dafa nekk two parties the council versus the label léegi ñi kii am na own label am ma Elite Movement Dave Ndaw ak ñeneen kii tamit am na own ankilam so affaire yi léegi Banjul yaa ngay gis kii mu ne am naa suma mbur kii mooy suma mbur so affaire yi doo dee mën a xam which is which Banjul dafa jaxasoo de sis billahi walaay talaay so after bu ñu fa demee booy dem fa seen boppa pour war a explain mu war a gaañ nu mu fa demee ak ting bi mu ole si office am man that time nag I was not there I was in school I was having exam and she was like okay man maa leen bëggoon a may xam nga naka maa leen mënuma understand sa wax bi after nu mu fa wax bu yaaxu so I was thinking ma ne ko booy waaye yéen saa yi dafa over mistake as a leader as a mayoress comme like su Banjul jaxasoo yëpp yow suñ toogee bi nga xamante ne Banjul dafa jaxasoo si yow leen war a ñëwaat nga dalal ñu soo demee bi nga xamante ne comme like xam nga rek man xam naa ne soo gisee mu def loolu reason la tax dëgg la Elite Movement sax taxu mu def loolu but xam naa seen political many people know the mayoress as a nice person koo xam ne daf dee support people koo xam ne ku cool la ku baax la so if you're saying this thing how is it gonna make people te naa la ko wax comme like man dama believe ne comme nu ma la ko waxee su doon ne Elite Movement boy même Martinique bu ñu dem open mic yëpp ak everybody ñu ñëpp xam ne comme mayoress bi nu mu dee jàppee si activité ku baax la billahi walaay talaay waaye comme man laa bëgg a wax comme ñun turu liñ face recently comme regarding the council xam nga may comme after moom mu ngi gisee things comme like man laa things si two party la baa ñu dafa xaajaloo moom on thing am la so are you telling me there's another side of the mayoress which you would say people didn't know no actually I don't know anything about her su ma la waxee like musuma waxaa moom to be honest musuma koo face xëy na ñun time bu mu fa demee bu yóbbu suñu letter bi pour suñu time bi show bi dañ ko drop si secteur bi rek waaye man to be honest musuma ko face so did this trigger the reason to lu tax ngeen bàyyi Jollof Arts non Jollof Arts man suma bopp personnel lu tax ma bàyyi mooy comme nu ma la ko tegalee 60-40 bi moo leen favor and then non su ma favor woon sax because artiste kuy door fa ñu jaar sa kaw but leena mooy comme soo bàyyee xel boo ñu waxante dëgga su dëgga amee comme like label bi lu ma nekk di defal mun naa ko defal suma boppa ba pare man that mentality laa amoon label bi lu mu nekk di ma defal mun naa ko defal suma boppa toog book venue artiste bi def yëpp man I can do that with my team te yëpp maa suma team bi ñoo ko nekk di def man I can do that yóbbu sa invitation tey posta so desee pour loolu rek a des man I can do that myself nekkuma fi pour criticiser na waaye man loolu mun naa ko def ma dem ba tëdd nelaw xam ne lii mun naa koo def par yàlla def si diggante bi rek boy that was in December ma dégg attaque Fesal na City I was like hey yàllaay mais attaque imagine attaque boy kana ko back ndaw la gëm boppam jusul Fesal stade gëm boppam esti musuma ko dégg si level yëpp ma ne boy fii nekkate fii gëm sa boppa rek a fi nekk fii dépend dañoo jaar sa kaw liggéey sa kaw at the end de si njëriñoo boy man I have family man my mom she's still renting I'm still renting and then she depend on me my mom she's a housewife boy she never been to school my dad passed away long time ago suma yaay doom bu góor la am ñun fo ñaari nekk ni ma suma borom nekk and mécanique la moom si he never been to school so mama yàlla def maa fi des maa fi jàng so da ngaa gis ne comme like everything like I have to struggle for it to survive if I don't work I don't survive if I don't work my mom will not survive te ma ñaanuma yàlla ba te bu ma taxawee sant yàlla suma yaay na mu dara kenn musu koo defal yëpp maa suma problème si la so suma waree toog at the end of the day di dépend si nit mu lu ma war a am
nga ma koo xañ so it's better ma find a way ma dem focus suma job lu may def si suma musique du ko invest wala di wé suma time ma dem def ko si suma job so loolu yëpp gën na maa motivate ma xam ne comme like I think like su fekkee musique rek laa bëgg a def te mu leer na ma ne comme like man su fekkee ne yàlla suma xol rek la maa fay te pare na pour jàppale ma te lii laa bëgg a def ma doon ndaw yàlla ma si jàppale te to be honest like ñaar ñetti benn song laa amaagum ma bàyyi label first project ba song bi dem nga xamante ne man fu ma ko expecté sax demu fa mu leer na ma ne hey yàlla mu maa dooti woon saay billahi walaay talaay comme sali lii mooy def fak so mu nekkoon two of you elite movement léegi ngeen split you're doing your own thing what is the cause lan moo tax nga split to the last man ki nga xam ne moo taxoon elite movement mu nekkoon di dem bentey waaw xam nga comme nu ma la ko waxee la rek elite bi comme Banjul laa la woon a waxal booy Banjul ñu defar artiste booy moo gën a yomb dal ñu jaay artiste suma booy bi comme ñun we are living like a brother xam nga fa comme xam nga comme moom those days comme like dama like you're emotional at the xam nga moment. comme waaw muy cool xam nga comme it's okay moom dama those days like moom tamit dafa doon school MDA xam nga man ma doon job xam nga su ba pare da ngaa gis ne comme like su ma jobee moom mu nga dem school damaa ñëw ne ko boy waaje yaa ngi baax téye lii we are living like a brother xam nga those days sweet si nit baa ngi bëri wax baa ngi bëri si tax bi ñii ni mu nañ ko def mu nañ ko def but at the end of the day like yàlla def mu pare school ma fekk ma man de job in a petrol station xam nga fay comme like ma ne ko boy I think I have to introduce you to this pour yow boy at this nga am nooy aane boy xam nga fay ma introduce ko to the job lifin ko moo tax mu doon di job ba léegi manager la sax xam nga fay wow that's nice of you yeah xam nga fay so ñuy live like moom tamit léegi ma si yàlla def si diggante bi ting si tool ma damay dem school moom tamit su ko defee mu ñëw ne ma dankal ba boy faada teel lii boy we are living like a Muslim brother soo ñu xoolee sax musique moo ñu boole waaye dañuy def foog ñu bokk ndey bay si fekk bokkuñ dara Gambia leen xamante mooy suma partner bi comme moo dee man du royal si même nga ma laaj ndax si la mooy suma partner bi mooy ku ma bokkal elay bi xam nga comme we are living like a brother so at the end of the day comme things si weesu woon na musique sax waaye after things si di dem bi nga xamante ne comme moom amul benn problème boy mbuuba sax dañ ko jënd boy ñu joxante ko ko recently sax ñu doon shoot benn song clip waaye mu jëw te génn balaa ma doon bàyyi libel bi Jolof Art moo ma fekk ba sama biir ngi sa jënd mbuuba bi boy ne ma boy faada am téeli solal boy xam nga fay comme musique bi so musique bi mu nekk loo xamante ne ko musique boole nañu boy ñu doon nekk comme ñu bokk ndey bay di dundal lu bari waaye at the end of the day can you imagine like label bi bu ñu ñëwee maa moom dañ finalize woon boy ñu ne ko boy ñu ne boy dañoo bàyyi label bi mu ne ma yee dañoo bàyyi label bi suñ toogee am problème instant maanaam day nekk ak concurrent ne ko boy ñu dem si koto ñu waxaa moom boy lii daf ko war a def lii ak lii daf ko war a def ñun dañ def show àdduna bi yëpp xam ñun dañu war a brand label bi daf ñu war a brand by force àdduna bi daf ñu war a xam boy nañu midi ay pousse boy ñu dem fi def lu fi kenn defut mu ne wax ko mu ne ma boy dëgg la ne ko boy live band na fi play fesat atlantique boy nañu gaay brand boy nañu gaay jaay ñun suñu show bi after suñu show bi ñu ñoo def di post di tag seen fans yi waruñ ko war a def label bi daf ñu war a brand boy nañu brand definitely wax de ku nekk si label kay label la brand brand ñu boy amul benn vidéo boo xamante ne comme bu nekk si label bi te ñu ngi def show jël risque bi ma ne ko boy faada tey naa la ko doon wax tey show bi su féeloon tey suma carrière fii la doon am amul benn vidéo bu ñu ñëwee si label bi ñu dem show nga atlantique bu rëy bi jël baa ñu ticket si seeral ko ni jàng jógee si julli boy ñu dem si soo koto bro waxaa moom waaw mu incroyable ma ne dina lifin ñu delluwaat toogaat capaat leneen booy comme ñu ngi woon si label bi comme ñeneen booy ak yeneen crew capaat ñi di record si big producers si ay booy ngay dégga seen production yi ñun still now ba ay pot nga dee dégga saraaw sa léegi ñu ngay job Prince mu ngay apart from Prince mu ngay job lu baax lu nice booy suñu demee ne ko bro yow lii naka la fa demee mu ne ñu lii ak lii mu confuse suma booy bi ñu ñëwaat toogaat booy ma dem ma ne ko enough is enough booy ñu bàyyi so xam nga fay loolu lañ finalize so from there at the end of the day moom xam nga rek sa waa ji convince ko mu gën a toog ma ne ko boy faada for I think man I have to move on si la text ko to waa moom lu nice ma screenshot text ko ne ko boy man I've already move on so yow do that shit boy ñu dem boy boy di game bi dañ ko over make ma ne ko boy man gis naa ko boy dañoo over take over boy dañoo penetrate boy moom si boppam xam ne loolu boy after fu nga gis ñu war a dem Sénégal sax war a dem bon ma ne ko boy ñu ngi war a dem Sénégal ak effectivement mu ne ma waaw ma dégg rumeur ne comme nu ma la ko waxee la rek boy bu maa fee nekk di suuli yu bëri comme regarding ta label ak yëpp man xam naa lu tax demut yëpp xam nga fu ma yee so gars yi ñoo nekk si noppam bi ba demut because of ñoom moom dëgg la man na ko jox cër boo xamante ne comme moom a mag
cër boo xamante ne comme like suñ demee si côté ak anywhere interview sax moom laa leen ñu kaa bàyyi mu wax ma soog a jël kaddu yi taabi so respect bi so dam daa gis loolu sax ñu bari dañ ko daa jël asar advantage ne comme moom xam nga rek su demul man still now moom su stay dama stay so si laa ko teg still now def ko yëpp mu ne moom demul Sénégal so joobam bi ak balaa ma understand ko ak yëpp waaye balaa boobu sax da ngaa gis ne comme ko yàggaa kool be soona booy pigul fuunam ba dee bu ñu war a dem Sénégal si night bi dama soog a kool ne ma booy caa mu yóbbu ko mi waaye sool mu ma kool léegi nii ne ma dañoo dem Sénégal booy xam nga fu may xeet ma ne ko booy man demuma Sénégal dañoo sool mu ma tegal de war a perform open mic ma ne ko booy ñu war a dem Sénégal demuloo nga maa waxi open mic pour lan leen war a perform open mic da nga sign contract any letter with Blacklinks ak Living mu ne ma non Sambou Suso suñu song ma ne ko ñu ñoo feature Sambou Suso that is our song ñu ñoo feature Sambou Suso ñu ñoo fay seen vidéo fay seen production loolu du Sambou affaire yi ñun la ñun ñoo fi kenn deful ñun ñoo war a dem open mic bro bàyyi force bi nga nekkoon Jollof Arts do you feel you man su ma jusee man la ne in a sense ne comme like benn bi tamit because of man I've been to school suma contract dem ma ko tegal ma xam lu fa nekk yi ma sign every Banjul artist dëgg la sometimes we blame the label too comme daf ñu use balaa ak Free Sport bi ak kii but sometimes tamit we blame ourselves because of like xëy na dëgg la tamit boo yëpp a nga amoon xadaar bi label bi job na with the biggest artist Baye Babou Manding Mori Jalimadi aboon faafa ñu neem dem ko ñun ñoo expect ne comme like fu mu yóbbu ñoom Baye Babou ak yëpp ñun ne fa doon aaga so moo tax ñun after blind leen doon dem so bàyyi xel like ñun bu ñoo endorse bu la ñu label doon endorse comme like there was no journalist bu teew dara teewul ñun suñu bopp sax ñoo ko dem upload suñu bopp wane hey sign leen label bi xam nga fu may so amul dara loo xamante ne comme like nit dafa présent nga move ak Yassa Paco bi with everything you explain fan nga gis sa bopp right now boy Sally xam nga maa ngi am best song bu ma ne recently sama tur mooy Sarif sant bi di Camara cat daf ma sixlu dama weex ni jaxatu man xaw ma luus dëkk rek si ndam nene mojji baba mojji bingel bonata waa Banjul ñoo ma ngeen ba jël ma def ma mbur du ma bëree mbapat man si bëre dóor 0-0 0 defeat saaku victory nagul dogal yàlla maye making history Sally man si beneen level boo xamante ne comme like waa Banjul ñoo ma oo teg ma ngeema ba pare pour ma doon seen buur billaahi walaay talaay te nekkul loo xamante ne lu gaay di waxantu den ko si pare like 100 musique bi dama pénétrer dama dem it's what you like it's what you love so I don't see what is gonna stop you from penetrating billaahi walaay talaay gannaaw am na xam nga dafa nice ngay def dara people will love ko appreciate ko loolu moo nekk Banjul right now waa Banjul dem pare pour boot ma pare pour fob ma pare pour anything so let's say suñu la parewul pour boot do you think on your own you can do it Sally comme Banjul sax laay mën a wax I have fans everywhere jamono bi man dama feel like ne Banjul laa dëkk fa laa juddoo fa laa yaroo but jamono bi combat bi boy ok di nga gis comment si whatever boy man combat sax ay rep boy Banjul suñu Banjul la Banjul nekkul Banjul is for every Banjulians every Gambians boy man nekkul ma def Banjul music Gambien la am a Gambian proud Gambian boy so xam nga rek Gambian la I just want you to feel that regardless of the people ku la bootut you love what you do da nga dem studio you're gonna cook your song and it's gonna come out big and it's gonna be a banger so tamit xam nga su ma if you believe in that regardless ku la boot ak ku la bootut yëpp you're gonna go xam nga ne tamit li Sally comme soo gisee may wax loolu yëpp duma ko mën a waxee noonu kon dafa hardcore waaye comme like foog nga nit tamit of course because of dafa nekk loo xamante koo gis mu taxawal den la taxawal koo gis mu taxaw den la taxawal Sally fii jàmbaar amu fi fii yàlla ak ndimbal rek a fi am fii koo gis da nga war a am wéeruwaay soo gisee ma doon wax comme like dem ma boot mooy ñooy suma wéeruwaay ST tey biir kama la jël def ko wéeruwaayam moo tax mu taxaw dëgër xam nga fa ma ne balaa ngaa jot ST booy di nga xeex ay arab yu bari but in as much as nga am wéeruwaay tamit you definitely need to work Sally yow toogu boo gis ni li man la gis yaa ngi taxaw limbaagaat su fi li nekkutoon Sally daanu nga waaw dëgg la soo nit ku nekk da nga soxla wéeruwaay soo gisee ma ne waa Banjul ñoo ma boot rek man am na duñ fi musique fa Banjul man dama bëgg a def comme su ma son attaque bu mu nekk di def daf ma inspire si lu bari dama war a dem téye Q City feesal ko ba fees del and it's nice knowing that yaa ko jiitu you know but you still see what he's doing and still feel no grudge or amuloo ego to say ne attaque xale bi naka la mu ñëwee rek li but you were looking at him as an inspiration and as an inspiration bu mag definitely that is so good so right now yan project nga nekk di work on Sally recently maa ngi drop si suma mixtape bi suma album bi suma sorry video bi ba pare another thing is like suma mixtape bi I name it
after Djibu Balla Gaye suma mixtape Djibu Balla Gaye laa ko yéene moom laa ko today. Wow, and then, that's amazing. Yeah. Djibu, you just got yourself named after a mixtape. That's amazing. So why do you feel the need pour nga tuddee ko Djibu Balla Gaye? Djibu is a legend, no doubt. Djibu, su ko Gambia celebrated man I celebrate him. Djibu dafa fightal gam music bi lu bari. Ji nexuta wa rek dafa def dafa fight bés ku nekk gis si boppam. But gars dañ ko dee ooyee tur bu nekk ñu ne ji dafa bari problème, ji dafa sew, ji dafa mun a defante, dafa mun a classe, yaa ngi ko tuddee name. Do you believe in all these things? Am nga nit ku nekk comme like Sali yow sax am na lu ñëw wax si yow. Wax duñ ko mun a Gambien bi loolu suñu attitude la soo ooyee Gambien da nga war a wax. mais suñu second name loolu is a must. Fii koo gis mu ngi wax ji daf si toolu mooy pour bi moo tax muy xeeñ so dafa war a wax booy. Fii ku nekk am na ku lu ñëwaat si moom xëy na loolu yëpp ama si problème dafa sew ak lifinam waaye man xëy na loolu yëpp gisuma ko si ji sax but lu ma gis si ji mooy ok ñun Gambien bi especially Banjul Gambia den fail Youssoufa Ngom moom Sangom ñu fail Ousulaye Ndiaye ñu fail biri fii nag de ñu def teg ko si aj bi ñëpp wër ko ma gis after instantly on that day ñu doon change billboard comme bu nekkoon si aj bi ama ban lifin la institute ñëw def ko fa nataalam and everything ma ne lii yëpp is late man si laa jaar foofu dem job it comme den nekk lesson legend si benn dee ñu bëgg leen a celebrate man I feel like I have to celebrate Djibu Balla Gaye when he's alive. This is amazing. Yeah. This is really beautiful. Yeah. This is what we need. Soon stars yi they need to be celebrated. Tey soo gisee yeneen dëkk yi ñu am legend it's because seen nit yi ñoo leen def fu ñu nekk seen nit yi ñoo leen dee coowoo seen nit yi ñoo leen dee celebrate. It's very unfortunate nag Gambia loolu moo nekk suñu nature. There are so many people ñoo xam ne dee nañ fi tey ñoo xam ne they've done so much in Gambia te benn tey we don't know anything about them. Ndaw yu nekk di mag tey nekkuñ xamuñ kan moo nekk Ousulaye Ndiaye xamuñ a lot about Musa Ngum you know and nekkuñ si suñ history books yi nekkuñ anywhere but the likes of ñoom Musa Molo ñoom Fode Kabadumbuya all those people these are legends that people don't know about. Gambia we don't know about these people and it's very unfortunate ne nii la fa demee. So I think what you do is an inspiration for anyone else out there to xam ne nii ne nit ki daal bi moo dunda that's the time you celebrate them. Let's not wait until nit ki dee nga ko celebrate. Man loolu laa gëm. You know? Man loolu laa believe ba pare sali da nga gis ne comme like looy wax nii rek maa ngi amoon benn système mu ma ne moom musuta dégg biri te kooku dem na ba mag. te mu ne xay kii biri kii nekk lii la am. I was like kii xamul biri dem ba mag ba tollu stage bi so at the end moom gis na saa ñu telloo ko si aj bi xam nga rek gis délégation bi ñëw wër ko. xam na biir sax yal na ma yàlla baal xam na moom mu ngi yedde sax moom on that day comme yellowul lii bu yàgga la woon xam nga fa war nañ ko defal bu yàgga so man lii initiative bi laa am inspiration bi laa am ma jël suma mixtape tuddee ko ji ok tuddee ma ji because of bëgg naa anything da hype pour mu jàppale ma or anything bon tuddee ma ji ndik poosam tuddee ma ji ndik taaram I feel like he's a legend man maa mun a celebrate tisi celebrate ma wol bi ñoo celebrate so initiative bi laa am pour xëy na méthode ok bu ma tuddee mixtape bi ji DJ Kanu laa ñu kaa text pro on WhatsApp ñu chat mu ne ma son yoo xam loo def nii mu ne ma comme like mu ne ma yaa maa fàttali Jalim Madi Kairaba Jawara mu ne ma bu ma tuddee Kairaba Jawara nga ñëw tuddee ko ji mu ne ma def nga fi benn artiste mu sutat def definitely xam nga fa may mu ne ma son su fi emoon sax mu ne so xam nga fa mu appreciate ko everybody appreciate ko neexul de waaye ñun tam suñu artistes yi kenn demul bàyyi leen we don't support each other understand nga like they don't even care they would just come here su nekkee ne dañu am event understand nga and it's really sad ñun ñoo nekk waa Gambia xaw ma ñuni neen la understand nga so ñun ñoo war a supportante suñ buggee musique bi dem kanam ñuni neen ñoo war a mankoo ñu nekk benn ñu jàppante and that is a very great initiative once again today mixtape Djibu Balla Gaye how many songs la mixtape 10 songs la si bëgg a plan okay 10 songs so out of songs yi do you have anyone which is specifically about Djibu si boppam maa ngi ko tegal lu sëg boo xamante ne comme ma si structure bi ak production bi waaye dafa soxla moom production moo ko bëgg a tegal dafa soxla finance trop because of na bëgg naa ñam so how do you intend to finance the music maay finance suma bopp dëgg la Banjul tamit am na ñoo xamante ne comme like shout out to
xëy na jëf kenn du ko suul saa la tu booli coor suma benn koto di exotic di CEO of exotic xam nga rek moom xëy na du ciipa rek every Banjulen artist xam nga dégg naa sax am na ñu dee support tamit dow dégg la xëy na gisaago am na ñu bëri ñu ma promise maa si ñoom elu ñoom kele fa elu baba yu nem dem Banjul am na ñu bëri ñoo xamante ne sax comme maa si suma waaji ñoom kala Cissé ñu bëri xam nga rek xëy na dégg la situation di dëkk bi nu mu dee mel man I believe ne comme like man dégg la xaaruma nobody man dama believe su dee su jaree ne suma daala bi tey dama ko war a jaay pour dem recording I do it. That's a nice shoe by the way. Yeah. Dina jar ma amoon sama jënd ko. So lii may tëgg so xaaruma nobody waaye tamit bañu ma ko ma defal ndaxte fii koo gis mu taxaw rek dañ ko taxawal comme ni ma la ko waxee. So lii may tëgg maa nekk di so lii naa nekk di try pour ji songam and everything so dama nekk koo xamante ne comme like mixtape bi tamit su ma bëggee mu dem viral mu dem. comme dama waruma toog cala dama soxla war a invest trop te music yëpp is about investment. xam nga dama war a over invest in music bi. c'est Djibu Bala. so bi moo nekk sa first mixtape. yeah bi mooy nekk maa ngi soog a dem solo December laa doon. maa ngi soog a dem suma first project. That's nice. mooy Djibu Bala. so where do you see yourself in the next year? man si beneen level. let's say in a year time fan nga gis sa bopp. sali mais ma comme like ma drop sama mixtape bi ñaari at si kanam yu ñëw si kanam ma toogaat fi. nga dégg nga gis sa boppam jamono bi. inshallah. billahi. yal na ko yàlla def mun na ko I believe na comme like ba si diggante bi sax naa wax benn secret comme Gambian diaspora bu nekk Europe bi seen boppam. ñoom ñu bari dama message bu gaa gisee suma teaser bi ak everything. bu ma ne waa Banjul ñoom ak ngeen ba comme like ñoom dem fii la ne comme like bu gaa laajte every Banjul comme artiste bi bu gaa déggee ñoom Jizo la gaa di dégg ñoom ST ñoom Attack ñoom Ji ñoom Ba Clay ñu nem dem. waaye kenn du si wax Banjul. waaye after ñoom bu ñu gisee ne comme ma digga Banjul dem ma text ne ma boy comme like we used to have shows outside nii. ndax bëgga neen at least su dara ñu ne doomi Banjul la. bëgga neen comme mu ànd ak Gambien si yëpp. ñu waale so maa ngi cappat that thing mu leer na ma léegi man dafa des si man comme like su ma bëgg a dem international yi. su ma job rek moo ma ko mën a may. so response maa ngi cappat very positive of course. so Chipa yaa ngi doon wax ne generation bu nekk ñëw Banjul dañ bon like you say it. yaa ngi nekk Banjulian. yaa ngi nekk ndaw. and nit ki soo amee voice you would use it to change a situation. bi nga foog ne it's not right. what do you intend to do pour change the situation bi nekk Banjul right now comme bi nga foog ne nii ne they are not supportive. xam nga Banjul. waxoon naa ko comme like Chipa comme council bi they are the will. to support. council bi su paree pour baag ma intention mu bàyyi ma use ci Banjul. ma def ndaw yi lu mag di daan def si ñoom dégg ma leen comme council bi su ma ubbilee bunta bi comme jox ma accès ma def ndaw yi Banjul yëpp. something like what nga def leen comme naka. ubbil gate ubbil ma bunta tegal ma ay studio. est-ce que ñu product waaw studio am Banjul am na talent. Banjul dafa bari talent trop young talented artist waaye da ngaa gis ne ko at the end of the day financier bi nekk fa. pour war a ñëw combat bi ñu bari dañ koo teelee. lu bari dafa laag Banjul. te so let's say soo amutee loolu si council bi. ban other way ngay def. mooy ting bi si loolu laa nekk di dox right now di tisi comme ting si dafa métteegum trop comme man I cannot do this alone. comme ma wax la benn secret soo bàyyee Chipa Empire dafa am ku ne sax daf ko bëgg a brand bi nga xamante ne comme dafa spécialise Banjul Gambia ba Banjul leen si ndaw yi boo xamante ne dinañ seet at the end of the day jéego yu mën a def pour change attitude mentalité bu nekk si waa Banjul. mentalité bu ngay am pour wane ne ok for example like ñoom su beneen artiste jógee outside ñu ñëw. 50 yu gaa dee xeeb te bi nga ko dee jox sa morom yi Banjul leen. foog naa ay believe ne 50 boobu ngay jox ko ku muy yóbbu. muy Wally Seck ak whatever nga koo 100 boo ko jox soo ko joxoon Chipa wala lifin Chipa dina jël loolu defal boppam waaye si dinaa Chipa su ootee nga bàyyi ko ak empty hall bi. at the end of the day dafa gën a wàcce rek. waaye su ootee nga ñëw at the end of the day foog nga ne foog dafa yóbbu teg si. wala su nekkee Chipa lu moo def gars yi neexuñ leen nag. non comme xëy na léegi loolu those days la woon. yeah to be honest like man those days dama ne ba feel like ne affaire yi suñu faute la woon ñu artiste yi jobuñ toon de. to be honest jobuñ toon ñun jobuñ toon waaye bu ma demee ba feel like dama war a job dañ war a job moo waral less than 2 months waa Banjul uyu suñu. te gis naa ne comme like xëy na affaire yaa ngi xalaat change. because of things yaa ngi xalaat change léegi waaw booy démb rek maa ngi si benn baat de. benn xale dama ko doon coon suma jabar gis xale bool yi di bool suma song. suñu song si di ko bool di ko lu musuta am. di ko singaloog. so I was like ok comme lu mu bon man things mu ngi change. so xëy na doo dafa nekk loo xamante ne comme foog nga doon daala mel ni ñoom
naxante ñoom xam nga ne si level boobu nga ma àgga dama ñëw waaye si maa ngi dox si sarta yooyu jéego bi yéeg nga fa ma wee so xëy na soo gisee ma doon wax kansu bi xëy na comme ci 100% comme lu ma la koy fulli nekk fa waaye kansu bi dafa nekk ko xamante ne pour juut si Banjul ñoo ko fa teg so moom laa doon mën a wax comme xëy na si nga fa baagoon doo with the council without the council man loolu mun naa ko def tamit danga koo fay so right now soo doon wax ne da nga bugg a pour ñu support Banjul lan nga foog ne nii ne loolu la ngay war a indi Banjul pour tax youth si Banjul yi mun a get involved in so many things parce que fa naa yéen foofu noonu loolu leen fa am mooy loon basketball loon non basketball imam bi sax dafa ne léegi ñu bàyyi ko daf day affect juma bi ok comme nu ma la ko waxee rek we're not here for politics waa Banjul ku nekk comme soo bàyyee tey ràcce sa kanam Banjul dem can you imagine boy Banjul lu mu la gis too much Banjul xale yu ndaw su biiree dëgg la ña nga war a blame di nga blame parents yi di nga blame council bi boy ñun ñëpp xam ne li bëgg corona bi dafa am indo bi boy dafa tax ñu bëri xat xam nga fa ñu bëri ngi nama pati bi boy nit la léegi-léegi mu dem am boppam yëg boppam xale Banjul soo gisee amuñ fu ñu dem amul demukaay Banjul amul demukaay in a sense like comme nga toog samedi jot wala ajuma jot nga dem toog si sa restaurant boo xamante ne comme wala nga toog gis ci sport bu neex boo xamante ne comme ñun suñu show bi nu meloon amul dara fooy dem fo Banjul amul park bu amul Banjul amul youth center Banjul amul park amul youth center Banjul amul rajo Banjul amul dara so would you say lii moo tax comme xale yi dañ kind of have so much time ci seen loxo but it leads them to do something else to kind of keep themselves demal Banjul vu yaa nga bari dooyu ndaw ñooy toog si Johnson bi téye seen nit da nga foog nga daf di seen sago nguur bale naa seetaan kansul bale naa seetaan jóguñ def si benn effort boy dooyu dañ la war a jàppale boy tiisi boy man high school product la def naa IT from there maa ngay dem schools boy pour ma doon am job dafa over na hard despite all Gambien bi dafa war a bàyyi nepotisme bi ba pare government bi na dimbale youth si council bi dimbale youth waa Banjul boy Banjul soo fa demee boy waaye Banjul ñu ne Barrow la ñoo votal di non loolu des na ku si nekk am nga sa choice si boppam to be honest like man am na into politics noise bi bari na de Barrow moom bugga naa ñu wéeru si waa Banjul ku si nekk am nga choice waaye tamit xam nga jëf kenn du ko suul Banjul na mën na lu bari comme soo bàyyi recent ni nawet bi this time tane na tali sa baax neen yaa jame su ñëwoon Babili xaalis mu doon jël di ko cilee di ko lifin di sampa ay bridge boy neexuta Banjul is the capital boy waroon na ko faa invest su dee dara respect bi daw xam nga fay Kanilaay dëkka la nice but am na fu jiitu Kanilaay Banjul is the capital Kanilaay de moom biir Kanilaay rek moo nice waaye yooni Kanilaay entrance Kanilaay mus nga dem Kanilaay musuma faa dem ñun bul dégga what they telling you lifin rek moo fa nekka comme kiram bi ak Kanilaay naka la Sindola hotel bi la or something like that la si am sax boy Banjul su ma la ko waxee sax hotel amuñ ko because entrance yi Sindola sax entrance yi foofu noonu résidence am bi sax mooy loolu sali xam nga Banjul benn hotel la fa am te ñun hotel bi ñu ngi dégg ne ñu suñu show bi mu ngi ko rent venue boobu rek 30 grand la Banjul amul benn venue boo xamante ne comme lay amoon ngeen benn fu ñëpp daan dem de naka la Fara la xaw ma xayam Fara fan seen xool boobu noonu naka la tudd Prokial loolu am na ñoo xamante ne lay kenn ñu fa dugg ay 10 years te ñu ngi di ko Banjul foofu du place yi mag du place For the first time in the Gambia, your favorite GSM operator, Africell, is the first and only GSM operator to launch a brand new technology called the eSIM. The eSIM simply means you can use your phone without a SIM card. Do you have an iPhone 11, any of the iPhone X series, a Google Pixel 3, or any new phone that supports the e-technology? Then walk into any Africell customer care center and activate your eSIM today. With your virtual Africell SIM, you can use more than one number without having a physical SIM card in your phone. Enjoy this brand new technology for the first time in the Gambia, brought to you by Africell. eSIM, your phone without a SIM card. For more information, please call 111. Where Africell goes, nobody dares to follow. Léegi let's talk about sa playlist because ku fi ñëw rek bëgg naa ñu waxtaan si boromam playlist am yan Gambian artist nga gën a déglu ak yan song nga like si ñoom. To be honest, like Djibu Bala Gaye. Okay. I listen to G.
moko Facebook likes, yeah. Kite calls on my side, yeah. All my energy put on my fight. I done heard a lot. All my knees and jut. Fehen and luneka guess not none you book a shot. Bring my musa up on top come the cap. Top among a bankrupt nigga wall of flop. So I like to do my yap still. Can I'm wreck come the cartwheel. So I like to do my yap still. Then ya halud my bench. So I like to do my yap still. Can I'm wreck come the cartwheel. So I like to do my yap still. Then ya halud my bench. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend. In any my like, in any my like, in any my like, in any my like. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend, gonna in any my like, in any my like, in any my like, in any my like. But what I get for you got talking, Holly stop at that. My mama knocky wanted in my ray pack. So my daily you get sorty, but on yen lang and sap. Perform Cyprus jar turkey with my lundap. Power la lundap, them Europe cut I check. Perform festivals, Ben and Best take a next. I club new festival, yo, my lay def, my wah, my test, leggy do my def stress. So many talking, talking, nobody fit to me, nothing, nothing. I'm done with the hyping, hyping, like a diamond in a shining, shining. So many talking, talking, nobody fit to me, nothing, nothing. I'm done with the hyping, hyping, like a diamond in a shining, shining. Oh. I listen to every Banjul, every Gambian artist. I have a lot of stars. Mainly G. I'm not, but I'm over baristas. They almost, I listen to every artist. It's Juzol, ST, boy, Sehu Yafa, Mariam Cham, she's my finest female vocalist. Nice. Mariam Cham. Raki Barham. Yeah. You am song, That's nice. come like, yeah, almost lady day. The Fabo Kasi mixtape. Okay. So that's nice. Yeah. Let's talk about the coronavirus before you close. Send me your phone video crying, saying ne xam nga nit yu bari ñu ngi dee Banjul, COVID-19 baa ngi jax cases are growing every day, curfew bi tamit xam nga nit yaa ngi tëju. Naka la curfew bi nekk mel Banjul? Wax dëgg fa ne yàlla boy. Gis naa video bi. Seetaan naa ko trop. Coow li bari woon na trop waaye man ci fa mu nekk Banjul. Gisaaguma ko ma benn friend bu dee si corona. Yal na ko yàlla traité ko. Nit yi nekkuñ di dee seen biir kër yi. Gisaaguma de ñu ne ma saa dee na wala kër nangam am na ko fa dee corona waaye amaana tamit. waaye man yëgaaguma ko. ba pare comme like corona bi soo gisee mu pénétrer rek. ba moo yaakaar rek da nga ko gëmutoon Gambien bi daf ko nekk rek. jël affaire yi def ko politique. booy dëgg la du dëgg bul dugal sa loxo. nga maa teem du maa teem daal boo ca dagal sa loxo. dëgg la du dëgg defal liñ la wax. booy soo dem ni corona bi dem na ba nga xamante ne externe ngeen ko méttil nit ñi. booy ji nga nit ñi su yàggee tëju dañoo fippu max yi booy su yàggee nit ñi dañoo fippu ñu bari mënuñ ko so at the end of the day am na sarta ñu ñëwoon booy imagine booy comme tey la ñoo jël max kan ñu imagine Banjul dama blame mayor bi blame every politician opposition ñu war a ñëw pour li fi di happen corona bi waaye because of like xanaa recently laa dégg ne am na councilor sa bu démba laa gis benn post benn councilor donate xam 100 max but those days because of yow gis nga ne yow like sa brand mënut a nekk si max bi those days lifin pare wala pour jàppale dara si corona bi waaye léegi corona bi dem na pénétrer ku nekk bugg a wax boy people bi right now ni boy dafa am ñu la war a jàppale. Would you call that hypocrisy? bu mag boy waa Banjul comme like boy corona xanaa mu la waa Banjul comme elders yi dañ nekk like Banjul lu bëri te majority of them ñu bëri ngay dégg ñuy cootoo yëpp dëkkuñ Banjul dañoo fanaan guddi dem dëgg nekkul nag comme doo dee wax yëpp because of media la amaana comme like yow nooy waxee ak nit ki ni mu ko gisee it's quite different but waa Banjul youth si laa bëgga every Banjulian youth boy comme billahi walaay taala you have to be smart boy ubbi sa bët boy xam ne boy ñu ñoo dëkk Banjul ñu ñoo nekk di ko fii boy xam nga fay boy politicien Banjul laa gis only politicien boo xamante ne ay politicien dañoo bàyyi ba guddi ñoo si vuyu boy yow instead of like nga ñëw ut leen boy dama uti foo jàppa di fit nga bàyyi ba guddi ne leen boy am téye leen lii bagaasu leen téye leen lii lan ngeen bagaasu maanaam taay daal waaw ngeen am seen boppa pour lan pour jënd sa lifin rek so ñoom dafa mel ni comme daal taay la ñoo naxee booy daal ku si ne of course waaw ñoom loolu la ñoo mën a def pour pénétrer pour ñoom foog ne ñoom loolu gars yi mën a def pénétrer so joxuloo nit ki any other thing joxuloo ko job opportunity créateur loo ko centres créateur loo ko dara ngeen ko am du bàyyi ba bu guddi jot même leen dem ku si nekk dem si fuy di làmbatu
boy waaye I think ne like still now blame for the Banjul youth boy Banjul ñoo war a seet lu leen boy Banjul daal des na si ñoom daal anyway but it's our time like waa Banjul ñu jóg smart boy man nag du ma dee wax si politique du bëri because of man tey Salih su ma waxee tey sa parti ndax maa jaxase am naa na maa nga fan koo xamante ne he aussi is a loyal to me da ngaa dem jaxase maa moom dégg nga ci palum wax dégg nga lii so moo tax man soo bàyyi xel man media bi sax si boppam ñëpp a ko xamee dama mandu nekk suma say yow daal sa musique bi ak man suma musique laa amal affaire ak youth si waa Banjul ñoo ma ñor man ni ma mun a gisee ba Banjul musique pénétré mais youth si Banjul xam nga waxoon naa la ko very rare nga gis youth si Banjul comme ku si jekko bés Banjul ba lifin xam nga fa loolu ñun ñoo ko mën a def si ñun boy so mentality boobu laa mu nekk Banjulien so Banjulien si are they respecting the curfew because gis nañ ne nii ne guddi su jotee ñëpp dañ dee gën a patrol xam nga anti crime unit si police force bi ak yooyu noonu naka la curfew bi mel Banjul xam nga Banjulien bi gaa dañ jëpp Banjulien bi rek bilaahi gaa dañ jëpp Banjulien bi dëgg la Banjulien bi li nekk di jàppa média bi yëpp da nga dégg virili da nga dégg waa Banjul dégguloo ko de gisuma benn waa Banjul buñ jàpp man suma boppa mun naa koo witness boy 30 minutes before 10 street yëpp a day clear xoolal sobi Banjul street bi dafa set wecc 30 minutes before time street bi set wecc boy doo fa gisaat kenn wax baa dee bari rek téye bi téyewuñ ñu ngi wax ne Banjul last time bi tamit ñang jaay ñëw waa Banjul yéen media bi ku fa ñëw saga président bi ku ñëw enjoy Yaya Jammeh ñu ngi ne ñun am yeba Yaya Jammeh bu mu fa ñëwee waa Banjul ñoo ko njëkk a wàccee waa Banjul ñoo ko njëkk a wàccee foot si yëpp waa Banjul ñoo gën a loyal Gambie yëpp nexuta wax waaye ñun ñoo gën a loyal Gambie yëpp wax baa dee bari rek waa Banjul su la ne woon jàppal ne moom la waaw ñun ñoo gën a in terms of loyalty ñoo gën a loyal su la bëggul la okay du dee prison nice so kon which means ne waa Banjul yi daal ñu ngi adhere to rules ñu ngi make sure daal ñu abide by what the government say about ñu ngi sol seen max being home social distance baa ngay daw before 10 social distance baa ngay daw ñu ngi laaxu seen side very yaa nga that's nice coy sax pour nga gis leen Banjul leen xanaa nga dégg ne comme foore na bu demoon liggéey bala ñu téye la waaye Banjul leen jut wala lifin non naka courant bi foofu noonu because tamit xam nga naka si curfew bi ak ñàkk courant bi dafa métti nit ñaa ngi wax ne nii ne yooyu bari na si jamono season xawma malaria season lañ nekka xam nga war a tëju tamit si biir néeg si biir lëndëm ñu bari sax dina ne waaw wàllu tax kii war a ñëw si interview sol glace amee boo suma bëti yëpp nelaw la dang maana billaay walaay mënuloo nelaw ngir yooyu boy Salih suma bëti dafa reet mënumaa taxaw team caméra bi comme light téléphone yooyu booy dema nelaw ma to be honest laa la wax ne ni booy dema nelaw ma light amutoon boy so dama dem ba ko fi ne dégg la nawet gi bu ne light bi so naka nga gisee lii lan ngay wax government bi or what would you say to the situation of curfew with no light xam nga Banjul Gambien bi li mu war a gëm ak ñëpp xam ko nawet premier leer dañ war a am compétiteur xam nga si bon anam boy gis na fi compagnie yu bari tey Salih yow su compagnie bi defee li fi ni faju la nga dem feneen dem dafa ne danga war a am compétiteur mu wax bi jeex takk nawet danga war a am compétiteur mu jeex takk boy nawet boy nekkul di dimbale askan bi boy te askan yàlla fa teg boy dangaa jënd kaas pawa doo ko mu njëriñoo dangaa dem war a jënd light ñoom seen bopp amul light comme boy Salih boy yow li ñu war a def xanaa duñ dee benn yoon garaaw na daal so lastly before ñuy close ban advice ngay jox young people because ñu bari nañ dee wax ne job opportunity amul Gambia dëkk bi dafa métti you know mu ngi dang ban advice ngay jox young people and do you really believe na job opportunity amul Gambia bu baax job amul gis nga comme like magi ñoo xamante ne job ne ba pare wala li fi ne na nga wàcca pension mais xale yi egg na magi wàcca xale yi egg government bi boy Gambia dafa bari space na gars yi create job opportunity boy Gambian government den over yappat government bu fi jógee gën fee yappat population of less than 2 million people sa youth si yëpp toog si biti boy fooguloo ne youth si tam ñoo bañ a liggéey bañ a liggéey da nga jox li leen liggéey but like da nga jox youth si li liggéey entrepreneurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo employ seen boppa government bi joxul leen lu ñoo liggéey ñoom ñoo jóg créer ak seen own boppa ñuy créer ñooñu na la wax leena dafa am ko leen support finance boobu dafa am ku leen ko jox. am na ñu bari ñoo xam ne kenn supporté leen de. Salih dafa am ku leen ko jox. there are so many entrepreneurs I know ñoo xam ne dañ laa wax ne nii ne man maa jël suma benn 10,000 bu ma amee woon oo suma 5,000 ah. bala ma ko dem jënd ko yére. fu mu jëlee 5,000 boo te liggéeyul. laaj ko fan la ko jëlee te liggéeyul. ñu bari dañ dee nit moo leen dee may understand nga. nit ban nit boobu su leen Salih yow ba nañ ko dem jënd yére oo may yow nga dem ñu ñaan la ñu may la. booy am na baay ko yoo xamante ne booy bañkat leen de
lii même talal loxo ne ko ñëpp a ko mun. ba am na ñeneen tamit maybe sax dañ leen mayut comme maybe dañ doon liggéey ñu jël salary boobu noonu ñu decide pour stop job ñu finance ko si c'est-à-dire government so believe ne comme like every youth man da nga war a dem school pour benefit booy ne ko ñëpp a war a jàng. no school sax it's overrated. ne ko ñëpp a war a jàng government bi li mu war a xam booy na create compagnie foreign moo xam lu mën a compagnie booy Gambia bi ñun dañoo order ay foreign muy ñëw ñu order lu bëri booy ñu mën koo implémenter try ko fii booy mu taxaw yu si dem liggéey yooyu sax yu si booy less than 2 million people booy yow government ni dañ jàppat booy na gars yi create opportunities bàyyi yu dem jox yut si job booy dëkk bi mun a neex booy ku si nekk enjoy life am booy waaye yut si ku nekk toog ba tey government baa ngi ne pom so léegi loolu amut we all know ne loolu amut so ndax yut si da nga leen di advice ñu toog xaar ba government bi def ko o loolu leen di advice booy yut si laa lu ma leen di advice ba tey sali soo gisee ñu war a def fii waaye dem war a uti li ñu war a def dégg la booy sali fii ñëpp a bëgg a def jox seen yaay bu dégg booy yut si kenn bëggut a toog de comme ñu ne leen daara de booy kenn bëggut a toog ñu ne ko waaw waaye soo amut yaay nga nampa maam foog loolu soo amul yaay nga nampa waaye fay dem loo gis sali fay dem gisuloo fay dem booy den gisut maa la ko wax dafa fag de booy bu leen gis ñu toog de du seen sago de den gisut billahi walaay talaay booy gisuñ ok léegi let's say comme nga toog nga am idea Gambia yëpp problème la business xam nga lan la finding a problem coming up with a solution let's say nga xool nga toog nga ne Gambia bi lan moo nekk seen main problème léegi naka lay come up ma create leena loo xam ne dina solve problème boobu noonu understand nga door si foofu noonu there are so many institutions like Youth Empowerment Project ak yeneen GAIPA where da nga dem nga jox leen idea business idea ñu fondal la ko man I know young people ñoo xam ne dañ jànga naka lañ tuddaat sax GTTI gars yi dañ doon def welding after gars yi dem yëpp ñu bindal leen project lii leen bëgg a def gars yi dañ dee dóoral maire yi ay sugeer defar ay fourneau ñu jaay ko understand nga loolu yëpp it's something many people like ñu ngi toog comme they never been to school they are not aware of this what comme yow loo nekk di explain comme lu mu nekk di def nii ñu bëri even though some parents like ñu ngi toog xamuñ ko trust me comme like yëpp tamit ak but foog leen gars ñoo bëgg a toog foog loo ne soo jógee nga latte nit ñi nga kisi tamit booy ciipa yi di nga xam dara ndax media bi ñoom seen boppa war na ñoom balaa nga doon gën a xam li xew dama si géti fu fekka fu booy toog nga yóbbu fa may teg leen fa nga laaj leen luy problème yi dëkk bi ak du seen problème c'est-à-dire nga déggal loo mësut a déggal nga foog ne ok comme ñii dama foog ne useless boy leen billaahi si ngay dégg xam ne kon ñii jàng rek yow dafaa yóbbu dëkk waaye di nga xam ne hey Gambien bi amul asset bu mu la def waaye fii tamit soo ko seetloo napakat yi lan lañ Sénégalais waaw fuuri mbuuru yi lan leen Guinéen leen waaw gaaraas yi lan leen waaw booy si yëpp ay gars yi Sénégal yi la o spare parts yi ñag yi la ak libanese yi restaurant yi libanese yi la understand nga place yi daal yëpp it's dominated suñ économie bi is dominated by foreigners dama marché Serekunda store yu mag yi yëpp baarama rek store yu mag yi yëpp naari libanese yi ñoo ko moom o naari Mauritaniens yi o Sénégalais ñoo ko moom Gambien bi lu moom mooy teg sa benn mbaar bu ndaw am sa plate di jaay sa kaani o jaxato ay $10 $20 yooyu noonu lan moo tax ñu bëgg lu ndaw yow tey c'est-à-dire su ma ubbee suma shop foreigner bi ubbi shopam yow si foreigner bi ngay jëndee yow parewuloo pour dimbale Gambien bi soo demee tey ma taxaw suma bitik nga gis ne fi jëmbu weelaat is the Gambian marketing nu mu war a non Gambien bi xanaa amuloo Gambien bi dafa yàgg déedéet Gambien bi dafa gom outside c'est-à-dire man mun naa ñëw di jaay seen yow product waaye nekkal der bu weex Gambien bi pare wuta dimbale moromi Gambien bi so yow ba pare yow another thing tamit yaa doon wax mbiri regarding the youth c'est-à-dire comme ñu dem fore na yaa nekk fi yoon ndax yow sa bopp personnalité suñ ko jëlee yow ndax di nga jël sa raka nga ne ko dema si pot bi nga indi saako maalo loolu dara ne ko fa su nekk dañ ko fay wax su fekkee dana ndax yow di nga tiim sa raka ak saako maalo ba sali an xamuloo kay naa la wax benn secret lu fi ñu fail to understand so waaye ñu ne la youth si fore na bi mu xam nga ñun dañ ragal so yow already am nga yërmande ne sa raka warata enu saako maalo but sa raka nit la di booy rek ñooy enu saako maalo ndax yow di nga ko def ma xuma man de ndax yow man of course su ma amee raka bu góor amuma raka bu góor actually am naa raka bu góor ku ma bokkal papa waaye am na job pour su amutoon job dama ko wax ne demal nga dóor bloc sax sali di nga xalaat ne hey man suma raka du ma nangu pour mu dem fi xëy na lu mu bon di nga xalaat ne yow foo xooloo bi ñun Gambien bi dafa war di dimbalante ñu ni neen yow fii loolu la lay ne wi taw sa bloc mënu la fekk ok yow na sa raka su would you tell your raka dama nga nappi jën or would you say to him nappadu pour yow suma raka su mu war a dem fii lay dafaa des si moom lu ma bëgg a miin mooy su nekkee mi ngi dang amul job deful dara things mi ngi xaat te nappa industrie mu ngi fi boo xam ne pour nappa la would you tell him dama nga nappi
su fekkee industrie mu fi pour mu def te su fekkee da nga ne su fekkee mu fi su fekkee mu fi da ko utali ok but do you know ne gaal yaa ngi fi nit yaa ngi dem nappa Sénégal yaa ngi nappa ñu ngi jàpp jën di ko dem jaay gaal yi kan da nga dégg ne fu da nga gis buñ bindee ne nguur bi dafa teg ay gaal su fekkee man loolu yëgu ma ko déedéet ma nguur bu teg ay gaal but soo demee foofu noonu nga dem dimbaleen nga ne dama bëgg a ñëw comme ba nga time boobu nga lu ñu def dina guru yóbbu la si kii mu ne la dama bëgg a nga train sama doom bi waaw yow si sa boppa soo buggee dara mun ngaa dem si tefes bi nga dem nga ne gars yi ne man de dama bëgg a ñëw di àndaa yéen dem nappi waaye la nguur gi moom seen boppa mu dem créer ko youth yooyu yaa jëme jëndoon na fi gaal jox ko ay youth déggoon naa time boobu those days balaa moo des si forêt na bi di wax loolu waaye dégg naa ñu ne gaal yooyu tamit gars yi xaw ma luñ ko def waaw man noonu dégg mbiri xam nga gaal yooyu sa after fan la mujjee waaye comme that initiative na ko nguur gi def na ko nguur gi téye youth fu mu def laaj leen na dem fekk youth si ne leen lan ngeen bugga ñu ne ñun leen bugga kansu bi comme lii laa la bugga wax comme kansu bi na fekk youth si Banjul comme lay wax ni mbiri gaal bi waaw comme ni nga ko waxee bala ngeen ni jox taay ñu jox leen ay gaal ak waaw na leen jox ay gaal ñoom ñu seet du gaal di def booy dem pare pour job man gis naa suma benn ndaw recently dafa bàyyi dafa dem si di taxale si moo li lifin ni waaw dina leen di dee booy man dañoo dem lifin ma dee si job bi yëpp nga xalaat ne kii def ko soxla sim pare nga jël yow for exemple nga jël 50D nga jox ma 2D loolu dafa grave li may Gambien bi comme yow yaa nga wax jaay ay plate ay jaay lifin Gambien bi tey ma maay yow ñuy jaay benn sat benn quality test waaye da ngaa ne xaaral ma dem si suma naari libanese bi xaaral ma dem si lifin gëmul pour support moo mi Gambien dem soo lii tax demuñ soo gali comme Gambien bi gëmul moo mi Gambien pour muy leer kon donc nañ leen gëmante ñu change suñ jikko man foog naa ne daal ñun Gambien bi ñooy suñ own problem we have to change our attitude suñ buggee dëkk bi dem because yeneen dëkk yi xaaruñu de ñu ngee dem ñu ngee develop ñun ñoo nekk di dellu gannaaw so suñ buggee change daal dañ war a am pour wecci suñ jikko yi nekk benn jóg ñefe te xam ne nii ne loolu mooy yóbbu réew nguur gi jàppale ndaw yi gestu ndaw yi booy xam ne booy ndaw yi daal booy man dam dee gis leena bi par exemple te bugga dee point bu ne ko yuut si bañ soo ñu ne la you are the future and the leaders of tomorrow du dëgga dafa war a start tey ñu ne la you are the future and the leaders of tomorrow hey okay but you are today you are tomorrow you are the future dafa war a start tey today okay so lan ngay wax sa fancy before ñuy sign out di was ma fancy like na ngay xaar mistake bu gaay mu suta dégga yow du ma wax la xamante ne tabi naa si project si first project bi door na di daw visual bi bu ma njëkkaa def Jibu Bala Gaye di ngeen seetaan bagage si seen screen bi am nga fu ma waxee so di la ne many projects ahead so di gërëm everybody di gërëm Gambia waa Banjul ñu si jàppoon démba ba tey bañ a bàyyi gëm ci rek di leen wax ne xam nga rek way forward xam nga rek so jërë ngeen jëf so vidéo bi ñoo play naka lam tudda ndogal yeah man daal bàyyi faya nga moo ko baag borom baati urus bi that's nice. Yeah, man. Okay, well, thank you very much for coming. It's a pleasure, Stacey. Yeah, you are so welcome. Yeah, ba. All right, yéen a ko gisandor Chipa yi lañ fi amoon all the way from Banjul mu tudda Sheriff Camara ñu gën koo xamee si Chipa yi nekk si yoon boo xam ne liggéey la moo def mu am mixtape boo xam ne moom la nekk di def right now because moom he's solo. He started December. He was with Elite Movement but léegi nag moom dafa decide pour demal boppam mu nekk mixtape boo xam ne mu ko tuddee Jibu Bala Gaye moom dafa feel daal Jibu is a legend and need to be celebrated while he is alive so li ngeen am pour def moo nekk follow leen ko si social media handles sami suñ la bëggee ut fa lañ laa fekka Chipa yi everywhere Chipa Instagram Facebook, as in CHIPA space YI CHIPA space YI on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, anywhere, YouTube, Chipa yi. Until then, I hope you enjoy our episode and coronavirus is real, stay home. 10 o'clock daal bu mu fekk kenn si mbedd bi soo bañee pour nga nekk on social media let us adhere, let us make sure you abide by the rules ñu sol suñ mask key all the time. I mean even though I don't have my mask on but there's a social distance between me and him. Wherever you go, wear your mask, make sure you stay at home. Till then, see you guys next week. Bye. Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
agada mbijan raganyade albaka mbaka kordan yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay korsan nsila id soto sa soto sorry agada mbijan ro albaka mbaka bara alla service o tariya mbare ki janna nun kunu bara tariya jannom yona forest de bureau gambia tonkon nano mbali ya bere ka birin koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolon blabe 56 branches mola soto gambia jam ka gambia kono ani gambia bantala bankol nko kodo kiya bere kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi topoto nin kodi maraw jannom number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi ma nin domorol ni fana beteata gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moy o diat apelenta baraka ni na lafta nyelen kendol e bina yalo bu kanyi la ko la baraka ba yalo ndel ciosano lo baraka No, ini bara. Welcome. Basically, lot of lala me along is cool, man. That I can really relax. What a madam? Yeah, what a madam? Yeah, let them do somebody. That's right. Grand Villa. Grand Villa. That's fine. Slowly. Yes. No. Yeah, actually, a lot of people are basically me alone because they relax. So it's basically that I can miss Nina Fani Sewa, Nidia, Nena Granville is the best guest house in the Gambia. Beji and the Grand Villa Guest House. Na labungul bebe senyaring adum na bungul bebe nyarandiring coming ibela fila ila suwe taranyame until Grand Villa na kiliano la lafino wale mukangoti intel kang na ye sabati Grand Villa yela kodo na fa kalamuta Oh man, this is like a paradise. I know. I so much love this place. Yes, thank you. Trust me, I love this place. You come to someone and you're watching what? Kapin jang and you want to Gambia kon. Grand Villa. I tell you. I love this place. Okay. I love this place, man. Oh yeah. Ni leftan na kuo keso sotola. Futama Oljuntum Paradise Estate. Mbaya kumandiroke 7527218. Wale futan na website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guest House.